jërëjëf mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan yéen ñi nga xamante ne yéen a tàmm seen site bi di info réew mi dellusiwaat na ak yéen seen émission bi nga xamante ne ñu ngi ko tuddee ñëpp si biir nag su ngeen ko déggee ku ne xam ne man handicapé laa ci social laay dox ci mbiru handicapé laay dox waaye damay dem ci ñi nga xam ne dañoo sotle handicapé yi jàppale leen nga xam ne dañuy def social te yàlla rek tax yaakaar naa tey nag ki ma toogal jarut sax ma koy présenté parce que Dame Ndoye nekk footballeur international yàgg ngeen dégg ci ma koy wax ci sama émission di tudd turam di wax teraanga yi muy def ci biir handicapé yi di wax social moom sax li may def ni sax xam naa ne gënalu ko waaye dafa fekk ne lu mënta ñàkk faw mu am moo tax mu koy forcer rek ñaan ko tuuti mu daal di wax Dame ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay ñu ngi di fay. waaw Dame tey waa info réew mi ñoo fi indi benn émission bu tudd ñëpp ci biir émission bi nag c'est spécial pour les handicapés mais daf ci boo gisee ñu ne ñëpp ci biir ñi nga xam ne par nañ pour jàppale handicapés yi ak yàgg jàppale handicapés yi ci lañ bokk te yaakaar naa mënuñoo def lu mel noonu te duñ la ci cité loolu mënut a ñàkk parce que am nga teraanga yoo xam ne yaa ngi koy defal handicapé te yàlla tax te bëggoo sax ku ko wax ma wax la fa nga wax ñu kan mooy Dame Ndoye ak lu tax nga jublu ci social te yàlla tax. waaw maa leen nuyu di leen remercier si ànd bi man maa ngi nii daal doomu Thiès la donc xam nga Thiès dañoo depuis bi ñu doon xale dañu nekk di dimbalante suñu biir muy xarit wala ñi ngay dayal ci mbedd mi donc loolu moom mooy dem ba sax ci ñun moo tax yaakaar naa mën nañ ko bañ a tuddee social sax parce que suñu diggante moroomu jullit lañu donc am na ñoo xam ne nit yi boo xawee tani tuuti da ngay jàppale ku xaw a loolu tuuti donc waaw noonu daal la demee. jërëjëf Dame comme ni ma ko waxee rek dama koy forcer mu wax yow xam naa du wax dinaa la libérer léegi sax mais il faut loo xam ne dama la koy laaj lu mënta ñàkk la Dame ñu gis ne peut-être su ma nee ne doo mag macha allah xale nga mais am na ñu la mag sut la gën laa mën li ngay def. te defuñu ko la moo tax yow Dame nga cité njëkkee ci handicapé yi ci social bi nga def. waa loolu noonu dama am sam benn nijaay bu ñuy wax tono Pape Cheikh sama rakku yaay la donc benn jour dañ doon waxtaan nii après mu yóbbu ma Touba moo ma yóbbu Touba ma jébal sëñ Saliou avant mu doon gaañu. moo tax bi Serigne Saliou ñëwee donc tur bi dafa diis daal xam nga waaw moo tax. bëggoon nañ xam tamit Dame lu tax nga njëkkee li nga xam ne mooy loolu dafa mel ni man maa ngi lay tudd tout le temps di gis li nga xam ne moom ngay def mais pourquoi mu yem Touba. waaw du Touba kese xëy na peut-être Touba bi moom moo si gën a fës mais. fu ñu mënee dimbali daal te yàlla tax donc soxlawul ñuy tudd wala ñuy wax ni def nañ lii wala lii mais tant que ñu ngi mën daal waaw tant que ñu ngi mën yàlla diñ defal kàttan di ñu dolli sutura diñ jox ay xewal daal nañ ko bokkal nit ñi. tant que ñu ngi mën yéen a ngi koy def dëgg la loolu am solo la mais nit a ngi fi te defu ko te yow yaa ngi koy def te sax bëggoo sax ku ko wax li tax bëggoo ku ko wax mooy yaa ngi def social dëgg la mais ni nga xamante ne mooy tey handicapé yi dund bi ñuy dund biir Sénégal yow nga en tant que sénégalaise surtout tey ñu fekk la fi nga xam ne mooy Thiès di fi nga dëkk il paraît da nga am tey benn sargal bu ñu lay defal sax ma profité ci occasion bi ñëw seet si la ñu waxtaanaale mais naka nga dundee li nga xam ne mooy dund handicapé yi ak ban message ngay jox sénégalais yi naka la ñu war a mën a jàppale handicapé yi ci ku ko mën. waa xam nga handicapé yi ñun ñëpp daanaka ñoo yem xëy na yàlla moo bind yamalewul mais bu loolu amee tamit dañu war a ñun ñëpp booloo ku ne jàppalante xam nga parce que kenn waru xeeb kenn ci yaakaar naa comme ni ñu koy waxee mbooloo mooy doole donc war nañ leen mën a taxaw bu baax di leen déglu di maanaam di saytu seeni bëgg-bëgg daal di xool après ñu méngale koog li ñu mën gouvernement bi ndax diis na ku nekk mu ngi laaj mais am na ñoo xam tamit ay priorité lañ
ndax ku ne xam na ni borom ñaari tànk muy dox di dem ak keneen ku nga xam ni moom mëtlewul donc day am priorité foofu donc maa ngi ñaan daal ñu gën leen taxaw xoolaat bu baax càmbar seen mbir waaw et puis ñu taxaw leen bu baax waaw. waa Dame yaa xam da ngay gestu wala gestu handicapé yi mais est ce que xam nga ne handicapé ay jàmbaar lañ ku leen jàppale yow ñoo ngi bay seen waar est ce que yow yaa ngi seet loolu wala yow da ngay def li nga xam ne moo war ak yow rek jàppaleen rek wan leen ginnaaw wala yaa ngi koy remarqué. waaw man lu may def en fait jàppewu ma leen ay handicapé dama leen jàppee comme samay mbokk yoo xam ni maanaam dañoo soxla benn pouce pas ndimbal mais benn pouce pour ñu avancer xam nga ndax tooguñu bu nekkoon dañoo toog rek def nii mais tooguñu ñoom ñi ngi nekk di yëngu ci ay affaires yu bëri donc loolu rek sant yàlla la xam nga parce que mënoon na doon keneen sama place xam nga mais xëy na yàlla moo ko jaarale si man mais mooy li may wax ñoom ay jàmbaar lañ moo tax ma ni dafa am yoo xam ne dafa am priorité pour ñoom ñu mën a gën a mën a sentir seen bopp il faut mu am priorité boobu xam nga ci ñoom parce que ni mu demee la moo tax donc man toujours damay kontaan si seeni action ak affaire yi am naa sam benn sœur Jay magu Boga xam naa war nga ko xam dénébaloo magu Boga loolu suñu xarit la woon moom mi ngi États-Unis léegi ma koy nuyu de passage waaw moom dañu doon jox ay conseils yu bëri daal ci yu mel noonu waaw. xam nga lu ne fàng kenn ko jeex yow yaa def moo tax ñu wane la tey dinañ wax sa tur mais est-ce que xam nga ne li nga xam ne mooy matériel handicapé yi nga xam ne fii ci Sénégal dañ ko war a jëriñoo fii Sénégal dañ ko fiy jaay yéen ñi nga xamante ne yéenay dem bitim réew di yow ku mel ni yow siiw ñëpp xam ne macha allah lan ngeen xalaat ci loolu. waaw loolu xëy na tamit ñi koy andi peut-être ñoom dañoo jàpp ni investissement la ak affaire yooyu am na yenn matériel yoo xam ne yaakaar naa pour buñ ko andi woon Sénégal pour maye la kenn war koo mën a jaay dañu war a tere sax ñu jaay ko donc moo tax ma ni nañ jàppalante daal nañ jàppalante mu gën a oyof ci ñoom pour ñun ñëpp ñu mën a ànd puusandoo ci benn yoon bi waaw. tey jii yaa ngi jàkkaarloog seen site bi nga xamante ne mooy info réew mi macha allah di émission bi nga xam ne moo tudd ñëpp si biir ban message ngay def pour ñi sénégalais yi lay seetaan def ni yow parce que ay sénégalais lañ balaa keneen ñëw di jàppale ñun sénégalais ñoo war a jàppante suñu biir su ñëpp mel ni yow rek Sénégal jëm kanam. waaw message bi mooy nañ jàppalante te xam ne àdduna amul solo lu lépp day jeex loo munte am tam am na keneen ko am lu ko ëpp donc li fi nekk mooy ñu jàppalante wàcc suñu bopp dawal yërmande ci biir xam nga ñëpp mën a gis seen bopp si lépp lu nga xam mi ngi yëngu ci dëkk bi wala ci ville yi xam nga waaw yàlla def sutura daal waaw. ma bàyyi la nga tàggoo ak téléspectateurs yi lay seetaan yéen ñi nga xamante ne ñu jàkkaarloog info réew mi Dame Ndoye dégg ngeen li wax am na solo waaye maa ngi ñaan nag sénégalais yëpp ñoom it nañ ko def ñu jàppale ki nga xam ne mooy Dame Ndoye ci lii muy def Dame ma bàyyi la nga tàggoo rek ñaax handicapé yi ñu gën a góorgóorlu surtout nag ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloog seen émission bi di ñëpp si biir. waaw kontaan naa trop te ma leen di wax nañ jàpp bañ a bàyyi waaw xam nga àdduna moom dara yombul mais bés buy neex day mel ni musul na xari moo tax ma leen ñaaxaat daal ñoom nañ jàpp te fi ñu téye foofu la daal nga bu leen si dara jëlee ñu jàppale leen bañ leen jàppale tamit xam nga am na déjà lu ñu mën parce que gis naa ni ñoom dañuy def ay formation ak yëpp donc waaw sans nit ñi jàppale leen donc loolu rek jàmbaar la donc maa ngi leen di encourager di wax yàlla def jàmm te puis ku mën daal nga dugal sa loxo waaw ku mën te du la yàqal nga dugal sa loxo. mais bala ñuy tàggoo Dame dañuy wax ci li nga xam ne moo fi xew tey ñu tombé ci muy sargal bi pourquoi ñu ne sargal Dame Ndoye. waaw xam naa loolu na sama gars yi nga koy laaj xam nga ñoom dañ maa génne dañ ma ne yow toogal ne sa yoon newu
yow jox nañ la heure ñëwal heure boobu bul lijjanti lu ñuy def. waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la kontaane di la ñaanal jàmm ak salaam. merci beaucoup kontaan na. jërëjëf mbokk internet yi ñuy seetaan yéen ñi nga xamante ne yéen jàkkaarloo seen site bi di Infos Rewmi seen émission ñëpp ci biir dégg ngeen comme ni ko daam waxee nii laa ko bëggee man émission bi li tax ma la ñëpp ci biir dama bëgg ñiy jàppale handicapé yi ak ñi leen di sotle dugg ci ba mu neex loolu daf may neex moo tax ku mel ni Dame Ndoye maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér waaye nag dama ñëw tombé ci li nga xam ne mooy sargal Dame Ndoye nag du ma dem te du ma ci laaj ki nga xamante ne moom laa fekk nekk di ndeyjooru Dame Ndoye di càmmoñam moom it muy Lamine sama xarit sama partenaire macha allah moom it dinaa ko laaj ci li nga xam ne mooy li xew tey ci Thiès Lamine ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ma copine. waaw Lamine tey dañu ñëwoon nag fekk ñuy sargal sa waay di Dame Ndoye ñun nag li ñu fi indi mooy social bi muy def moom la Infos Rewmi seet si tey ak seen émission ñëpp ci biir ñu waxtaan ci mais dañ ko fekk ñu koy sargal pourquoi ñu ne sargal Dame Ndoye ndax ci biir social la bokk wala leneen moo waral loolu. waaw social bi ci la bokk ak liggéey bu rafet bi mu liggéey ndax nit su liggéeyee ba am ndam waa njabootam ak ay dëkkandoom dañ ko war a delloo njukkal ci loolu lañ nekk ñun ñi ay xaritam ay amis d'enfance am xalaat lu rafet loolu pour delloo ko njukkal parce que sang bi yombul nga def ko ci dëkk tubaab yi ñoom sargal la pourquoi pas ñun duñu sargal suñu nit loolu moo waral ñu boole suñu doole pour taxawal lu rafet lii pour jàppale ko ba bis bi yëpp rafet te yéen tam yow yéen journalistes yi yàqu leen ci dara li ngeen def nii rafet na déplacé wu ñëw seet si Dame loolu dañ koy rafetlu ndax yéen presse bi moom lu dem rek moo ko yóbbu presse bi moom gàcce ngaalaama lu dem rek moo ko yóbbu parce que tey mënoo def benn liggéey te presse bi fësal bu ko fësalul dara du feeñ daal vraiment ñu ngi koy rafetlu waaw dëgg la ñu ngi koy rafetlu di ñaan yàlla na ngeen ko yàgg a def mais li nga xamante ne mooy Dame Ndoye li muy def yéen ñi nga xam ne yéen a topp si ginnaawam di ko jàppale est-ce que yéen a ngi koy partagé di ko ci gën a jàppale muy social bi muy def surtout nag dafa tàmbali dugg ci biir handicapé yi. waaw loolu mbiram la parce que Dame fi mu juddoo la te seen kër famille ku ko xam-xam ne Dame c'est normal mu dugg ci social te social bi moom daf koy def te yàlla rek tax ñun ñi muy yónni surtout man mi nga xam ne lu ci bari man maa koy yóbbu dafay wax ne sax buñ ko médiatiser man ko loolu mënta nekk parce que ñi dem di yóbbu loolu ñoom ñooy bëgg ñu wax ko parce que ku ko def ku ko wax la bëgg te da nga ko def nekkoo fi benn sénégalais rek mais am na ñeneen ñoo xamante ni war nañu roy ci li ngay def pour ñu def ko looloo waral daal moom mu ne ci social pour jàppale doomu aadama yëpp te du si jóg. kontaan na ñu ngi lay jaajëfal bàyyi la nga jàkkaarloo waa Infos Rewmi sant leen gërëm leen ci émission ñëpp si biir. waaw waa Infos Rewmi ñun ñoo dëkk ñi moom waa Thiès lañ ay jeunes lañ di def liggéey bu rafet liggéey bu jaar yoon vraiment ñu leen di encouragé di leen wax jàppaleen rek affaire yi léppay baax. dama yor kaddu waa EFOOT boo ko déggee mooy ñi nga xamante ni nii ñooy ay àndandoo Dame Ndoye tey ñoom ñoo organisé woon lii organisé ko nag si àndam boo xamante ni nii dafa doy waar torop ndax tey jii nii ku gis lii xam ni lii waa Diamaguène kontaan nañu Thiès kontaan na Sénégal kontaan na li tax nag lii ñu def ko Dame Ndoye la ñuy wax si moom balaa ñuy sori di wax si kenn Dame dafa doon koo xamante ni nii suñu diggante ñun ak moom moo ko téye ñun téyewuñu ko ndax dafa bàyyi xel lu bari ndax dina bari si ay doomu aadama bu leen yàlla dénkee tuuti ñu fàtte seen démb waaye moom fàttewul loolu ànd naag ñun ànd ngor ànd naag ñun ànd nawle moo tax tey jii nii bi yàlla dogalee fi muy football fee di bitim réew dugal fa 100 bi ak lu teg ñun tamit amuñu dara luñ ko mën a defal lu dul delloo ko njukkal fi ñu koy delloowee njukkal fii lañ ko war a delloowee njukkal parce que fii la doon football ak ñun nekkandoo xale ñuy dawandoo ba yàlla def li mu def donc fii tey mu ñëw fii mu ñëw mbégte la si ñëpp koo xamante ni nii doomu Diamaguène nga mënumaa daaneel samay kàddu nag te duma sant ñi nga xamante ni dañ leen a invité ñu ñëw di si jiital le maire monsieur Talla Sylla moom mi yàlla teg si bopp réew mi di wax ni vraiment lépp loo xamante ni nii si bis bi def war na taxaw na si bi ñu demee accueillir nañu yëkkati na ay kàddu yi rafet jëmale ko si Dame Ndoye jëmale ko si Thiès bi ñu demee si Aline Sow aussi le maire Aline Sow vraiment nee na moom fierté bu mu am si ñëw lii dafa bari ñu ni ko lu tax mu ni moom moo formé Dame Ndoye mu ni ñun ñii bi gars yi ñëwee laa leen wax ni leen le maire Aline Sow de daan nañu fubal mu yor équipe ñun ñuy fubal ak moom di ko gagné ba yàlla dogal tey ñu dénk ko li nga xamante ni nii mooy Thiès kon loolu mu fàttaliku ñun dañ ko si sant di ko si gërëm di wax aussi di sant adjoint maire Cheikh Lo mi nga xamante ni moom moo toogal fi tey Pape Diop le maire Cheikh Lo ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm bu baax a baax mënuñoo daaneel
lu tax ñu mujjee honorable député Abdou Mbow tey lii moom moo accueillir ay ganam tey moom moo dëkk Diamaguène lii nga xamante ni ñun ñoo ko organisé moom moo ko organisé moo tax ñu mujjee ko moom tamit gis nañu taxawaayam si bis bi si gàttal daal képp koo xamante ni nii yàlla jox na la buumu tànk fii si Diamaguène wala si Thiès sa taxawaay rafet na balaa ñuy daane kàddu gi nag dañuy sant yaayu Dame Ndoye tey bu fekkee ànd bi demee na nii moom la ndax bu fekkoon tey jii nii mi ngi dey doomam leneen du demee nii waaye wax dëgg yàlla lim ñuy conseillé moom lay conseillé Dame Ndoye beneen bi ñuy wax li sama xarit di wax léegi sunu jabar yi mënuñu leen a fàtte sunu soxna yi ngeen baal ma ndax wax dëgg yàlla lii boobu ba tey non dafa metti boobu ba tey bi ñu taxawee lii 4 heures du matin 3 heures du matin la ñuy tëdd te saa yu ñu ñëwee wax dëgg yàlla du am benn problème dañuy comprendre si lépp saw duma daaneel te duma la sant duma la gërëm ndax wax dëgg yàlla dut saw gis nañ sa taxawaay suñu diggante ak Dame Ndoye mënuñu laa bañ a sant bañ laa gërëm di wax tamit population Diamaguène lii tey ñu xamante ni ñun dañ koo organiser taxawaay bi ngeen si taxaw sant nañ leen gërëm nañ leen waaye nag di sant sama xarit yi ma taxawal ñu baax a ngi ñii ñu gore ñu ngi nii ñu jara àndal ñu ngi nii tey ñii taxaw fi am na ñu nekk bitim réew ku si mel ni Abdou Khadre Modou Sène Nourou Diop waaye seen alal seen doole seen xel lépp jël nañ ko ànd ko ak ñun kon gars yi maa ngi leen di wax daal ni ànd bi yàlla bu ko yàlla yàq alhamdulilahi rabbil alamin